ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokki internet yi safo di seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax am mbégte teewaat fii ci seen plateau yi ñuy amal muy le débat de la rédaction tey moom la ñuy am fas yéene waxtaane nag actualité bi am ci réew mi waaye tamit dinañ waxtaane lépp loo xam ne si nii coronavirus la moo xam résultat la moo xam leneen loo xam ne si nii dafay laal loolee Moustapha nuyu naa la bu baax a baax naka suba si. maa ngi lay fay Mahfous suba saa ngi ñuy sant yàlla bu baax. tey fi ma bëgg ñu ñëw fa ci débat bi lu bees la nag muy le débat de la rédaction tey nag ñu fas yéene waxtaanee li am ci réew mi muy ay saaga yoo xam ne si nii ñu ngi ko gis au sommet de la République muy Moustapha Cissé Lo nekk député à l'Assemblée nationale nekk aussi premier vice-président de l'Assemblée nationale donc moom mu génn def ay audio di saaga ki nga xamante ni moom mooy Farba Ngom ak Yakham Mbaye yàq na leen lu mel ne xamee nag vidéo yi ñi ngi circuler à travers le net donc nit ñi ngi ciy joxe seen xalaat ñu ngi koy partager aussi mu nekk loo xam ne doy na waar trop bu ñu nekkee ci réew moo xam ne si ni jamono bi Covid 19 bi mi ngi def ay ravage mi ngi indi njàqare ci dëkk bi sunu autorités yi waroon a taxaw ci mbir moomu nekk fi di saagante di def yëf yoo xam ne si ni yu doyadi la donc dafay laaj ñu taxaw ci def ci ab jàngat def ci ab seetlu ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy seetaan man ngeen envoyer seen gis-gis ci commentaire yi comme ni ngeen koy gisee noonu Moustapha. comme ni ma ko waxee noonu la ñuy duggee ci débat bi loolu la ñuy indi tey gis nga ko ci week-end bi yëpp pratiquement avant week-end bi sax jeudi la commencé woon audio yi di commencé di circuler ñu naan moom la wala du moom léegi nag gis na xam nañ ni moom la parce que kii di Macky Sall sax wax nañu convoqué kii di Moustapha Cissé Lo devant le conseil de discipline bu APR ngir mu indi ay leeral ñu xam ban dogal la ñuy jël tamit am nañu information démb que ni Moustapha Cissé Lo dina déposer démission foofu ci assemblée nationale tey jii ci poste bi nga xamante ni yoon na ko fa muy premier vice-président donc dafa bëgg a nekk léegi membre simple de l'APR mais aussi député boo xam ne si député simple lay nekk naka nga gisee jàngate mbir moomu nga xamante ni am na te mi ngi jur coow lu bëri ci état bi mi ngi jur coow lu bëri aussi ci askan bi. Mahfous maa ngi lay nuyu encore une fois di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñooy suivre Sunugal 24 comme ni nga ko waxee lu bees la Covid plateau bi ñu ko dooree ba léegi Covid bi lañ daan jiital mais léegi dañoo fas yéene di ñëw ci actualité bi. di ko boole ak Covid 19 bi tamit parce que Covid bi comme ba tey mi ngi fi. donc dañ ciy wéy di sensibiliser di ci waxtaan bi naka lañ jàngatee résultats yi. ni nga ko waxee léegi noonu la demee nit ñëpp gis nañ ni mbir mi fi ñu toll ni semaine bi yëpp daanaka moo ubale actualité yi moo booy si nopp ñëpp. mi am Moustapha Cissé Lo indi Yakham Mbaye tegal fële Farba Ngom. lépp li ko waral mooy benn audio boo xamante ne nit ñi dañ ko gis mu am ci ay saaga yu mittee mitti yoo xam ne sax ñëpp ëpp naa jaar wala ëpp naa nettali. mais d'abord débat bi pour ñu camper ko kan moo saaga ak ñan lañu saaga. ak lu tax ñu saaga leen. xam nga wolof tout souvent xamul ku tooñ mais ku fayu la xam. parce que bu ñu ko tegee ci benn cadre saaga kenn mënu koo daganal saaga rafetul kenn mënu koo daganal. surtout bu ñu ko dee partagé publiquement surtout bu ñu ko dee partagé publiquement ay kàddu yu ñaaw la ay kàddu yu ñaaw a ñaaw kenn mënu koo rafetal. mais tey ji man su ma la saagaa sa WhatsApp yow est-ce que man laaj na ma message bi nga ma yónnee ba ma saaga la. wala lu tax ma saaga la est-ce que tontu woo ma sama saaga te mën ma jël sa saaga yi ma saaga ma yóbbu ko ci internet bi moo tax foofu tamit dama yaakaar ne pour man tamit justice waroon na faa jóg ñu fuiteel audio bi ñu teg leen ay daan parce que dañoo def diffusion d'offense ou bien d'injure publique mbir mi si benn mbir la nekkoon maanaam si ñaar nit la yemoon ñu génne ko ci mbedd mi ba saaga dem fu nekk parce que Moustapha Cissé Lo toogul ci réunion publique mu saaga kenn daf ko saaga yónnee ko ci vocal bi mu dem c'est pas non du excuse du première parce que Moustapha Cissé Lo yàgg naa génne di saaga foofu laa bëgg a ñëw yàgg naa génne di saaga te kenn freiné wu ko yàgg naa génne di saaga te kenn freiné wu ko même bu dul Moustapha Cissé Lo Yakham Mbaye amoon na fi ay saaga yu fuité ci moom yu jóge ci moom yu fuité ci réseaux sociaux yi ñëpp di si teg seen nopp ñi naan du moom ñi naan moom la ba léegi mbir moomu kenn leeralu ko kon tey jii bu yeggee fii pour man benn yoon la boo xam ne yàgg naa raam kenn wax ko dara ba mu dugg si ñag bi ñëpp di doog a wax
commission xawma conseil discipline noonu nu ñu ko tuddee bu APR boobu noonu waroon naa jóg bu yàgg diggante Moustapha Cissé Lo ak Farba Ngom waroon na say jóg bu yàgg parce que ñaar ñoom seen diggante chaque fois dañoo dem ba meloon ni ñaar ñoo xamante ne comme xaj ak muus. mais lan au fond lan mooy seen problème nit ñi war nañu lijjanti loolu aussi ñoom ñaar daal xam naa ni am nañ problème boo xam ne waxuñu ko. en tout cas ça vole trop bas. suufee na trop ñoom ñaar seen discussion fi ñu koy yóbbu ak malheureusement ñaari député la kenn ki vice président la ak benn directeur général. mais ñoo xamante ne ñoom ñëpp dañoo yor ay ndombal tànk yoo xam ne ci réew mi je pense que gënuñu ñi leen ko jox. yor nañ ay postes yoo xamante ne am ñu leen ëpp jàng ñoo xam ne mënoon nañ ko mérité kon tey ji bu ñu leen tegee foofu pour man war nañu wekk askan wi moytu yenn comportement yi ñu am yoo xamante ne non seulement dafay ñaawal seen der ñoom mais dafay ñaawal deru république bi ñu nekk parce que bu ñu nee député tudd république bu ñu nee directeur général tudd évidemment gouvernement ndax ñoom premier président de la république moom moo koy tànn donc ce qui veut dire que rek pour man comportement la boo xam ne kenn mënu koo rafetlu mais APR tamit foog ñu tëddee njaaxaanaay pour man boo yóbbu kenn ci commission de discipline war nañoo mën a yóbbaale ñeneen ñi tamit ñu topp leen parce que d'accord moom moo saaga moom lañ dégg ay waxam waaye wax ji dooreewul tay kese pour man bu ñu ko dooree tay kese dañuy fausser àtte bi nañ koy mënu mu gën a sone parce que ñoom ñett ñoom yàgg nañuy jote Moustapha Cissé Lo ak Yakham Mbaye ñoo xam ne mosuñoo neexoo mais nag dafa mel ne Macky Cissé Lo rek la wax ñu yóbbu ko ci li nga xamante ni moom mooy commission de discipline pour ñu indi ay leeral ci mbiram waaye li nga wax dafa am solo mooy lan la ñuy wax Moustapha Cissé Lo ba mu yëkkati kàddu yi ñaaw yooyu loolu aussi li nga yoon war na ci mën a def investigation ba xam lan moo jur coow li lan moo waral Moustapha Cissé Lo mer ba génne xam nga lu tax mu bëgg yoon def ci ay liggéeyam parce que bu ñu ko deful ëllëg nit dina vocal nit wax ko lu xaw a teggine tuuti rek lu xaw a ñàkk teggine tuuti ñu génnee vocal bi génnee ko ci contexte am ne diw moo doon saaga nit wala diw lii la wax niw te fekk moment bi mu ko doon vocal peut-être ñoom ñaar tolloon nañ fenn ci waxtaan ba mënu ko wax mu dégg mu wax ko menacé ko wala mu wax ka leen bu subaa ñu génnee ko feneen et loolu c'est très dangereux pour man ñi ko génnee waroon nañ mën a rëq seen digg waroon nañ mën a topp ba jàppaleen rëq seen digg loolu benn mbir la beneen mbir mi tamit mooy dafay mbir moo xamante ne tamit pour man APR parti la boo xamante ne war nañoo xoolal seen taxawaay parce que bu fekkente ne da ngaa jiitu te foo toll yéen occupé fi ñu toll nii débat bi APR ak opposition la waroon doon mais bu débat bi nekkee APR rek. mais Moustapha loolu dafa yàgg ci APR APR bon ñoom seen biir ñoo yàgg xeex ñoom daanaka bu ñu gisee depuis ñu nekk au pouvoir ñi nekk ci biir rek ñooy xeexan seen propre ay militants yoo xam ne si ñoom ñooy xeexante ci seen biir. di saagante di waxante wax di ñaaw mu nekk loo xam ne si nii dañuy wax ne. APR du parti bu ñu organisé du parti boo xam ne si ni bu mature la dafa des maanaam matagul parti bi moom matagul. mais xam nga loolu lu ko gën a indi différence boobu ngay gis noonu diggante APR ak bu ma la joxee comparaison bu gàtt rek PDS. xam nga PDS Abdoulaye Wade dañ naan dafa xeex 26 ans doo ko jot ci nguur gi mais Macky Sall mënoo ko waxal loolu. Moustapha Cissé Lo saa bi wax dafa naan man première heure bañ ko dàqee dañ maa dàq Mbaye Ndiaye taxaw ne dañ maa dàq ñu dàq ko. Moustapha Diakhaté taxaw fële amaat comportement kon dafa am ñoo xamante ne légitimité moom bi muy réclamer ci parti bi ñoom tamit dañ koy réclamer. xanaa kay dañ koo jiital parce que moo leen ëpp leadership wala moom moo nekkoon pole position ñu jiital ko. donc kon nga gis dañoo nekk ci benn même rang bi ñoom ñëpp. kon ñooñu Macky Sall maturité bi aussi ci la bokk maturité du parti. effectivement parti bi day doog a judd. parce que dafa maanaam amul expérience dafa ne bëreet rek jot ci pouvoir. mi ngi noonu parti bi doog a judd la et puis tamit moom mi ko jiite Macky Sall amul lenn loo xamante ne du bi muy ñëw du loo xamante ne war na ko mën a jaay ñi nga xam ne ñoom la àndandoo ñëw ci parti bi. ñoo nekkandoo woon ci gouvernement ñu génnandoo ci gouvernement bi. ngeen xeexandoo jot ci. or Abdoulaye Wade du loolu Abdoulaye Wade parti moo ko sos. moo démarré par Moustapha Diakhaté Moustapha Cissé Lo c'est une génération. mi ngi noonu Moustapha Cissé Lo boo ko déggee li mu wax danaan maa sos APR la lay wax. APR sama APR la maa fal Macky Sall. waaw kooku naan maa ko sos keneen juxaat waxaat loolu donc ñooñu wekk biñ ko waroon aay wekk duñ ko am da nga gis tey ji bu Macky Sall bu ko dàqoon ci part da nga gis mu ne def maa war. mais loolu mooy indi frustration Moustapha Cissé Lo je pense parce que après Macky Sall su jëlee ñeneen teg leen ci wetam xaw koo écarté tuuti moom dafay gis boppam dafay jàpp ne Macky Sall. et puis loolu c'est depuis le début. mais nag bu ñu fàttee benn mbir tamit saaga na def na ay yëpp mais am na ay points yu am solo yu mu soulevé ci biir ci audio yooyu. parce que soulevé na ay caxat-caxate yoo xam ne caxat-caxatee nañ ko. alalu réew mi bëggoon naa ñëw ci fond bi ci mbirum terre bi ci biir fond bi wax na fi terre bi tamit parce que terre bi lu ñu fa waxoon 600 milliards lañ fa waxoon moom la jar mu dem ba yegg waaw. di génne na ci ay affaires yoo xam ne si nii yu day waar la ci maanaam budget bi ñu ko tabaxee xaw ma ñaata milliards mu ne dañu lekk xaalis bi
donc nekk na loo ay révélation yoo xam ne si nii mën na ni bu ñu jàppee dafa mer rek moo tax mu wax ko mais yu mat a bàyyi xel la tamit. yu mat a bàyyi xel la. daf ko waxaat parce que mosoon na ko wax taxawoon na assemblée nationale wax ko. ne bu ñu moytuwul dina génn fii wax li mu xam te bu waxee li mu xam réew mi dina tas. donc mu mel ne que loolu daf ñuy tiital ñun askan bi parce que bu ñu demee ba suñu njiit yi am yi ñuy def yoo xam ne si nii bu ñu ko waxee rek mën na yëngal réew mi dañuy tiit ñun askan bi. mais Moustapha Cissé Lo nee na fi drogue bi ñu ko fiy dugal borom darajaay la ñoo fiy jaay drogue te mënul dara mais loolu kenn woowu ko déglu ko wax ji fu mu ko teg. kenn déglu ko semence bi terre bi. mais ñëpp xam nañ ne yooyu ay mbuxum yu am solo ngi ni teg ci mais comme ni Cheikh Anta Diop waxoon rek ci am mooy dëgg boo ko boolee saaga rek mu néewal ko doole. foofu la mujjee dëgg moom boo ko booleeg saaga rek saaga daf koy néewal doole bu lisitoon rek wax voilà jël maanaam wax ko ak benn sérieux bi ñëw wax ko ak benn dëgg bi nit ñi dinañ ko gëm waaye bu ci boolee ay saaga rek ñu ne kii àndul ak xelam wala kii li muy wax dafa mer wala nangam ak nangam. yooyu saagay moo détourné discours bi. et malheureusement je pense que tamit war nañu daal xoolaat seen bopp ñoom waa APR. démission bi tamit wax nañ ci dinañ dafay démissionner tey dina déposer li nga xamante ni moom mooy démission foofu ci bureau. assemblée nationale mais foofu tamit am na lu fa xiini mii ni bu fa am. parce que doom ji bi mu démissionné man am na ko ma jokkool mu jokkoo doom ji ne papaam démissionné wul. non démissionné wul déposé gul démission. waaw déposé gul démission annoncé nañ ko mais moom ba léegi waxagul. damay démissionné par voie officielle wala mu bind ko ci page Facebook am wala feneen waxagul ne day démission donc ba léegi kon dañuy jàpp man damay jàpp ne tant que gisuma mu déposé du ma gëm ne Moustapha Cissé Lo démissionné na. démission bi lan la mën a indi ci parti bi nga xam ne si moom mooy APR. non pour man ak tradition bi nga xam ne si nii am na ko au niveau de la commission de discipline. déjà commission de discipline bi benn sanction bu mag rek lañ fi mën a jël mooy dàq ko ci parti bi comme fi jaaroon Moustapha Diakhaté loolu léegi lañ mën ci moom dàq ko ci parti bi mais pour man su ma doon moom sax je pense que man du ma démissionner parce que moom sumb na ko ñëw bu fi ñëpp xamee nañ ko tempérament am la wax ji dem na ba ñëw fi damay entamé damay poursuivre sama logique rek damay xeex bañ ma dàq voilà buñ ma dàqee ma toppale mais du ma démissionner benn poste waaw am na solo bu baax a baax Moustapha xam naa liñ ci des ci loolu pour ñu génn ci bariwul. ndax bi gi moom xam naa ni mi ngi may wax ci waxtu wi maanaam minutes yi ñuy desee daanaka bariwul mais Moustapha xam naa dañ koy tëjee rek ak maanaam coow lii bëri na. saagante bi bëri na ci république bu mel ne Sénégal ci contexte bi. ñi xeex li nga xamante moom mooy Covid 19. est-ce que jàppoon nga ni priorité bi feneen la nekk lu dul nekk fii di wax tontonte ay saaga ak dugg na fii génn fii instant bi fi mu ne nit ñi wax duñu wax coronavirus mais na wax Cissé Lo la ñuy wax waxi saagante yaa xam mbay ak kii di Farba Ngom moom la ñuy wax nekk na loo xam ne si nii aussi lu ñuy ñaawlu la ak contexte bi est-ce que jàpp nga ni état bi wala Macky Sall war na bàyyi Cissé Lo mu koy divertir ci jamono bii nii. non mais c'est regrettable et c'est pas la première fois mi am. et lu regrettable parfois sax da ngay taxaw nga ne ñun ban dëkk la ñu nekk parce que bu fekkente ne ci wet gi ils me diront que comparaison n'est pas raison du benn Assane Diouf mi ngi tëdd prison Khadim Xurum Xaq mi ngi tëdd prison ñu jàpp ne ay kàddu yu tegginewul la wax ñee tëdd prison si loolu nga xamante ñoom ne ay député lañ kii député la keneen ki député la keneen ki directeur général la di tifaar ay saaga nday yu kenn mënut a xam fu mu toll ñu bàyyi la ñuy taxawaalu ci dëkk bi su boobaa je pense que dañ naan dafa mel ni kumba am nday kumba amul nday bi moo fi am am na sax ku doon saboote mu ne fi ñu toll nii moom saaga xanaa kenn waratu koo tere si dëkk parce que fi ñu toll nii daa booy si nopp nit ñi ku nekk di ko inventé ku nekk di ko dégg et loolu du exemple bu rafet bu ñuy jox xale yi du exemple bu rafet saaga yoo xamante ni kenn mësu koo dégg xale yi di ko déglu ku nekk di ko paasante ku nekk di ko joxante exemple du exemple bu ñuy joxe te jamono ji tal nañ ne lu toog fii di paasante ay saaga gis nañ nag ku nekk république bi jóg di song Moustapha Cissé Lo di ko song ñoomi ñoon kese la gis nga póotum biiru nekk buñ ko tegee ci mbedd ma rek surga bu ci am kàddu rek yéen a ko may tey ji képp ku wax yëpp APR rek si ñoom la jaaree te commencé wul ci Moustapha Cissé Lo kese dafa commencé si ñeneen ñëpp dafa am xam nga bu fekkente ne parti du ma ne amul kilifa mais kilifa gi dafa toog di seetaan bu ñu tojante ay bopp ba l'hôpital am ci yoon nga doog a jóg balaa wax rek bopp toj balaa wax rek day toog di seetaan ñi sànnantey xeer mu toog di seetaan ba bopp toj nag rek mu jóg taxaw donc loolu pour man war na mën a daal xoolaat partem bi ndem parti la sax parce que APR moom kenn xamul lu mu doon. xanaa xamul APR problème bi mu am moo tax Macky Sall ñàpp ci Benno Bokk Yaakaar parce que xam ne bu ñàkkee Benno Bokk Yaakaar moom mooy APR dara amu fa bon coquille vide la amul daanaka organisation non mais parti yi nekk Benno Bokk Yaakaar bokkuñu trajectoire ak APR du benn APR moo tax Macky Sall jàpp ci ne du leen bàyyi duñu benn sax du benn fële mag ñi yor parti yële
ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niasse expérience bi ñu am ñooñu expérience bi ñu am ci état ak nu ñu xamee parti nu ñu xamee politique mënoo ko comparer ak benn parti boo xam ne mi ngi judd 2009 2012 mu jot ci pouvoir bi donc loolu mënul nekk contexte bi nag Covid 19 bi jamono bi ñu nekk gars yi wax ay waxi saagante fi mu ne nii ñu waroon a moom laa doon wax léegi c'est regrettable dañuy divertir nit ñi xam nga dañuy gën a éloigner nit ñi ci xeex bi parce que xeex bu fekkee ne ñëpp dañoo xaw a sori mbas mi joxatuñ ko cër yéen ngeen ñëw indiwaat débat wu saaga tamit je pense que yéen leen gën a sori ci xeex bi te lépp lu ci am rek ñoom ñooy responsable yi ay ca kon noonu la ñuy duggee ci Covid 19 bi rappeler résultats yi ñu am tey jii ci altine ji yemoo ak 6 juillet 2020 Moustapha 838 tests la ñu réalisé tey jii foofu ci Institut Pasteur 78 yi ñoom ñoo ñëw nekk ay cas yu positif mu toll ci taux de positivité de 9,31% donc 52 cas contacts suivis la ñu am ak 26 yoo xam ne si ñoom la ñuy wax ay cas communautaires ñu gisee leen fi nga xamante ni moom mooy Touba foofu ñett lañ fa am Xombol ak Plateau Thiès ak Sangalkam diwaan yooyu ma lim fu nekk 2 lañ fa am waaye Yoff aussi am nañ fa ñaar Liberté 6 1 lañ fa am Mbao Mbour Ngor Parcelles Assainies ak Patte d'Oie Saint-Louis Almadies Fann ak Guédiawaye bokk na ci Joal Kaolack fi ko tëj nag moom mooy Liberté 5 diwaan yooyu ma mujjee lim yëpp nag fu nekk benn cas communautaire lañ fa am 39 patients muy fanweer ak juróom-ñeent tey jii wér nañu ba ñibbi ci seen njaboot donc 44 muy ñeent fukk ak ñeent ñoom ñoo nekk jamono ji ci service de réanimation yi ñi leen di amal ay soins mooy ñi ñuy wax ñi nekk fa la ñuy wax Sowétas donc ñett Moustapha ñàkk nañ seen bakkan ni ko démb ci dimanche ji yemoo ak juróomi fan ci weeru juillet donc ñuy ñaan yàlla mu yemale ko foofu te xaar leen àjjana li waral seenu ko ñàkk bakkan nag moom mooy Covid 19 bi l'état de santé des autres patients est stable loolu nag su ngeen ko déggee mbokk yi mooy ñi tëdd ci hôpitaux yi ñu leen di faj ci mbas mi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bu baax a baax jamono ji may wax ak yéen nag 7478 ñoom la ñu déclaré ñu positif depuis mbas mi dugg fii ci Sénégal donc faj nañ ci lu toll ci 4909 ba ñu wér ba ñibbi ci seen njaboot téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla mu xaare leen àjjana 2432 ñoom ñoo nekk jamono bi sous traitement ñu leen di amal ay soins ngir ñoom aussi ñu mën a wér ba ñibbi ci seen njaboot Moustapha loolu lañ fi am ci résultat tey ji ci altine ji yemoo ak 6 juin donc man li ma fi ma bëgg a ñëw rek mooy cas grave yi fa laa bëgg a ñëw parce que yeneen yi daanaka amul ak coppite li ñu doon am rek la ñuy am bokk na ci li nga xamante ni moom mooy taux de positivité bi 9,31% mais dama bëgg ñu taxaw def ak jàngat ci cas grave yi parce que mi ngi bëgg a ëpp ay loxo nag 44 la ñu am tey daanaka li ñu am ci ay cas grave sax tey moo ëpp li ñu wérle waaw doy na waar parce que boo xoolee li professeur Seydi wax rek laay wax nee na moom boo metu dee dinañ gën di yokku te dee bu ñuy gën di yokku parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy ñàkk seen bakken mais bu ñuy ñëw foofu day fekk ñu sonn c'est-à-dire dañuy yéex a dem l'hôpital dañuy toog ci kër gi ba jàngoro ji sonal leen ñu doog a dem l'hôpital mais xam nga loolu tamit mën na jouer tamit ci cas grave yi parce que fekkente ne boo ñëw hôpital da nga directement doon cas grave mën nga sonal waa hôpital yi da ngay ñëw rek dem service réanimation fekk sonn nga sa kër gi nga nekkoon ba sonn donc parce que am nga yaa xam li tax wala yan ñoo xam lan moo la téye kër ga mais loolu tamit dañuy dellu di ñaax askan wi rek ñu bàyyi ci xel bu baax a baax képp koo xamante ne rek mag nga wala nga am nga yenn jàngoro yoo xam ne moom nga am sa yaram boo amee loo hésité rek wala nga am jàpp ne lii demul bu ko teg sa kër ga di ko làppal ak wala di xool am looy def ak yooyu jël ko nga yóbbu ko l'hôpital ñu dem faj ko moo gën a wóor parce que coronavirus day rey te am na jàngoro yoo xam ne du leen lebal donc pour nga dimbali leen képp koo xam ne am nga malade yoo xam ne cité nañ leen rek pour nga dimbali leen li nga leen mën a gaaw a defar rek mooy teel leen yóbbu l'hôpital bul toog sax di hésité di xalaat du corona wala le teel ko yóbbu hôpital ñu def moom la ca war je pense que loolu bu ñu koy def tamit dinañ dimbali ñenn ñi nga xamante ne am nañ jàngoro yi nga xam ne coronavirus du leen lebal dafay rey parce que ni nga ko waxee Moustapha am na ñett ñoo xam ne si ni démb sax la ñu ñàkk seen bakkan ci coronavirus mu nekk loo xam ne si ni lu ñu war a bàyyi xel ndax chaque jour ñu enregistré ay décès de 4-3 te bu yàggee mu doon dara donc ñi wér tey toog nañ ci fanweer ak juróom-ñeent maanaam 39 bariwul tamit de bariwul démb am nañ defe naa 157 waaw démb am nañ chiffre bu doy waar donc tey bu ñu amee 39 comme niñ ko doon waxee day évoluer noo xamante ne rek doo comprendre mais lépp lu ci mënti am ne dañuy ñaan yàlla ñiy wér di gën di wér ñiy dugg di wàññeeku bu baax a baax parce que liñ gis nii ni moom jàngoro ji ba léegi delluwul ginnaaw parce que boo defee 1000 di nga am 100 boo wàññee tuuti 1000 yi doo am lu mat 100 donc ce qui veut dire que peut-être ñu ngi ci baa 10% 9% 7% donc amul changement bëri coronavirus pour man niñ dooree ba léegi foofu lañ yem ba léegi waaw parce que jamono ñu doon def 100
100 tests ay 10 cas lañ doon am. bu ñu demee def ay 1000 tests léegi ay 100 cas la ñuy am donc pratiquement amul changement bu mag bu ci am. amul changement bu mag bu ci am Moustapha xam naa dama lay bàyyi nga daal di def sa kàddu bu mujj ci émission bi ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw kàddu gu mujj gi moo koy defee rek d'abord damay ñëw ci premier point bi ñu njëkkoon abordé mooy concernant saaga yeeg yooyu noonu pour man il faut que état bi gën a wane dëgër raayam. mu gën a wane dëgër ba parce que état dañ koy respecté am na yoo xam ne dañ ko xamoon ci jamonoy Abdou Diouf. am na loo xamante ne dëgg la Wade am na tuuti image yu ci écorné wax gis nañ fi ñoo xam ne toj nañ fi ay groupe de presse ak yoo xam ne tépp ci nguuram bon bien vrai que amul benn régime boo xam ne dafay parfait mais ni mu wàccee nii ak ñun ci lu ñu fekkee de nag mu wax dëgg yàlla moom ñaanuñu yàlla mu jëm kanam kon pour man état war na gën a mën a dooleem war a gën a dëggal dooleem et puis tamit muy doxal justice waaw c'est important parce que justice ni nga ko waxee bu ñu amee ñoo xam ne dañu sentir frustré wu rek baaxul dafay xaw a mettre dafay créer ay révolte te loolu baaxul waaw xam nga gënaat la ci yoon dafay créer ay révolte te loolu il faut que ñu moytu ko gis nga damay jox benn exemple ndaw rek boo demee fële France xam nga Édouard Philippe dafa wàcc Édouard Philippe bi mu wàccee Jean Castex moo ñëw moom bi mu ñëwee nekk premier ministre bees maa ngi dégg ñu naan Édouard Philippe lu yàggul dara dina wuyu ji ci yoon parce que dee ñu am ci coronavirus moom ak ñaari ministre de la santé yu France foog ñu dem wuyu ji répondre ci parce que ñu bëri dañu leen porter plainte mais loolu kan moo xalaat fii Sénégal ay ministre wala keneen ku waat ñu ne ñu ngi dem wuyu ji yoon kenn xalaatu ko fi assemblée nationale bi rek ñu ngi leen fi woo mais xam naa ne duñu ñu ngi noonu ay taf yëngaloon wala yow bu ñu ci demee donc je pense que justice bi daal war nañ ko gën a mën a dëggal jox ko dooleem pas ministre pas député pas keneen ñëpp ku jàdd yoon ñu rëq sa ndigg wala ku jàdd yoon ñu teg la ci yoon bi je pense que loolu bu ñu ko defee dina mën a créer yenn situation yi daal ñu koy mën a moytu bu baax a baax. ni nga ko waxee je pense que noonu la parce que suñu njiit yi aussi il faut ñu fàttaliku ne dañ leen a dénk li ñu leen dénk moomuñu ko doonuñu ko ci ndey doonuñu ko ci bàyyi ñun ñoo ko jël jox leen ko teg ko ci seen loxo ngir ñu mën ko doxal donc bu ñu doxalee tamit ba benn moment bi war nañu taxaw rendre compte nañu lii ak lii li ngeen ñu dénkoon lii ak lii lañ ci def fii lañ ci toll donc loolu dafa am solo ci doxalinu réew. dekk bokk na loo xam ne si nii dina tax ñuy wax démocratie mais bu fekkee ne ku nekk di def lu neex waaye du ma rendre compte du ma wax kenn dara moom loolu dafay indi ak réero waaye dafay indi tamit li nga xamante ne moom mooy ak frustration donc mbokk yi loolu la ñuy indi loon tey ci seen plateau bi nga xam ne si moom la ñuy jagleel lépp luy actualité waaye tamit di wax ci coronavirus léegi nag ñu tuddee ko le débat de la rédaction dégg ngeen questions yi fi abordé yëpp mu nekk ay questions d'actualité nekk ay questions yu am solo ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci topp bi ngeen ñuy topp suñu ay programme ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew kontaan nañ ci yéen bu baax a baax gis nañu message yi gis nañu commentaires yi gis nañ ni daal vraiment ay safoo ngeen ne li nga xamante ni moom mooy Sunugal 24 di leen jox dig daje ba suba incha allah Biggi Jackson moo nekkoon ci technique bi donc ma koy jaajëfal bu baax ba suba incha allah beneen plateau ak yeneen résultat ku ne xam ne ni yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jar na fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc yéen ñi ko yitte woo woote leen gaaw ci 77 046 96 23 77 046 96 23 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax